waaye di leen waxit ne administration territoriale bi ñu am yàlla boole nanu te xam naa seen yéene yi ci yëf yi man leer na ma ni bu loolu lépp fii lay sottee kon lépp pare la waaw waaye it danañ ko ànd ak ñoom ba maanaam at mu nu toll mu gën a rafet te gën a jag te gën a ñoŋ waaw ñoom lu ñu ci sollicité ginnaaw li ñu waxante fii ci réunion bi daañu ko ànd ak ñoom su soobee yàlla su dee lu ñu am ci biir dëkk bi ñu àndandoo ko ak ñoom fekk ñu ko wutee suñu xel dal na ci liñ fi fekk ak liñ fi dégg di ñaan rek sàkku ci barki sëñ bi moom mu dugal ñaanam ba nga xam ne yéen yi nga xam ne ñoom ñoo fi génn mu mën a sotti ba jàmm bi am ci jàmm am ci anam yi ñu gën a rafet te am nañ ci yaakaar tamit am nañ ci yaakaar bu baax a baax lu ci des ngeen ñaanal waa dëkk bi yëpp lépp am te amee tamit ci jàmm ndax événement bi bu amee ba pare la cay topp mooy dugg ci jamono yoo xam ne ku ci amul dal mën nga dugg ci ay xat waaw ni amul xeex amul xuloo man loolu lay woon parce que ku fi toog yàlla moo ko ci nit ñi la koy jaare la jaar na ko nit ñi di sababu nit ñi di bëgg ak di yóotu waaye su kenn ku nekk xamee ni bu ñëpp ànd ak yow te yàlla ne du yow du nekk yow bu la ñëpp wanee ginnaaw te yàlla ne yow lay doon bu nit ñi bokkee gëm loolu kon kenn du def lu la warul kenn du wax lu la warul mën nañ ko def ba mu jeex te kenn du wax sa morom lu ñaaw kenn du def sa morom lu ñaaw bu boobaa ñu yóbbaale loolu boole ko ci yóbbalu gàmmu gi ñaan gi attan na ko gàmmu gi attan na ko mooy lii xew na xew te lépp xew am ci jàmm ndax nag day jeex te bu jeexee dañuy àndaat di dajewaat ci jataay yu mel nii ak ci yeneen jataay di dajewaat ci kër maam alaaji di daje nu mu tëdd jàkkee fi di daje jàkkee murid di daje ci yeneen i barab yu ne ci biir dëkk bi te buñ fa dajee ñun ñëpp dañuy sukk toog ci seen kanam kon noonu ñu koy defee mu rafet ci biir kër yooyu nañ ko defee noonu tamit ci mbedd mi mu rafet ndax ñu ñëpp ñoo bokk alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi delluwaat di nuyoo mbokk yi nga xam ne ñoo bokk nekk fii ci jataay bi di leen ziyaara di leen masawu coono di leen ndokkeel ci weeru mawlidu nabi wi nga xam ne moom la ñuy fas yéene dugg di nuyu monsieur le gouverneur Mouhamed Moustapha Ndaw mi ñu fekk ci fii ci gouvernance su Thiès mu feggoo ak adjoint feggoo ak monsieur le préfet du département Moussa Diagne ak suñu sous-préfet zone nord bi nga xam ne mooy Abdoul Sy te zone nord foofu la kër maam Alxaaji Ahmad Baro nekk di indi nuyoo ziar ndokkeelu Serigne Mouhamadul Muniru Njëgeen mi nga xam ne mooy xalifa famille Njëgeen di am mbégte bu baax ci wuy si gouverneur ci woote bii nga xam ne ci la ñuy waxtaanee ginnaaw waxtaan wu jiitu wu ñu defoon ak monsieur le préfet ñu koy wax CDD bii nag di CRD am yéene itam monsieur le ministre de l'intérieur bu ñu woowee ñu dem wuy ju ko waxtaan lépp ngir saytu gàmmu kër maam Alxaaji Ahmad Baro Njëgeen lu am téeméeri at ak fanweer ak juróom-benn ci ren loolu kenn bu doon nit dañuy wax ne màgget na te gàmmu gi am na lool suñu maam Alxaaji Ahmad Baro Njëgeen doon ko taxawe diiru muy nekk Thiès nekk imaamu raati bu Thiès saxal fi gàmmu di ko saytu ndax moom ci boppam dañuy wax ne bi muy ñëw Thiès am na juróom fukki at ak benn te moom dund na 111 ans kon la nekk ci diggante boobu yépp moom Thiès la ko def Saalum nag mooy cosaanam waaye Thiès la ko yàlla sédd mu ñëw wàcc fi nekk ci escale bi fii gendarmerie Ngent nekk
suñu maam Alaaji Ahmad Baro Njëgéen fa la njëkk a def daaraam di jàngale alquran ba yàlla li muy dogal ci moom mu tubaab bi ne ko na nga gor ci dëkk bi foo xam ne dañ lay defal këyit nga am sa suuf moom loolu moo ko yóbbu kër maam alxaaji mu jéggi tali bi fii école Lat Joor bi nekk mu romb ko tàmbalee gor fi cimetière yi nekk ba ci kanamu jàkka ji loolu benn titre foncier la boo xam ne ci turu alxaaji Ahmad Baro Njëgéen ci la nekk képp koo xam ne yaay mag ci famille bi famille Njëgéen yaay yor këyit googu fi ñu toll nii mi ngi ci sëriñ Mouhamadul Munir Njëgéen mu nekk fa defar fa zaawiyaam di fa dalal ñi nga xam ne bokkul ak ñoom lu dul diine ndax dañuy wax ne moom maam Alaaji Ahmad Baro soo masaane ñëw ci moom ne ko dama bëgg a dëkk ak yow moom ñaari charte rek la lay wax bi njëkk da lay wax ne la yow na nga nekk nitu jàmm man ku bëgg jàmm di def jàmm lay dëkkal nga ne man kat dinaa def jàmm mu ne sama jàkka ji may def it bëgg naa nga di ko nootoo ndax moom ba mu ñëwee Cees lu jiitu muy defar këram jàkka jooju lu njëkk a defar mooy zaawiya bii ñuy jullee salawaatul xams julli juróom yi ci kër maam alxaaji mooy jàkk bi njëkk ci Cees bi mu ko defaree dëkk fa ak ñoo xam ne dañoo ñëwoon ci moom rek mu dëkkal leen yàlla def doomam yépp juddoo Cees fukki doomam yu góor ak fukki yu jigéen yi ko yàlla sédd ñépp juddoo Cees bi mu nekk fi di taxawu diine ji di taxawu jullit yi di sang néew yi di def li jullit kilifa diine jullit li muy war a def mu koy defal waa Cees ba yàlla dogal li muy dogal ci moom en 1936 mu laxas wuy ji borooma moom moomu nag kilifa diine yi ne ci réew mi yépp dañuy wax ne ku dul maam Serigne Touba ñëw nga ci këram googu fekk ko fa suñu maam Serigne Touba it dañuy wax ne bi tubaab bi indee ko Thiès mu nekk fii ci kër commandant bi suñu maam la laaj te maam Alaaji Ahmad Baro Njëgéen maam Ahmad Baro Njëgéen moo ko fekk si fii ñu ne kees la def ca warga def ca mbiskit yen ko doomam ji nga xam ne moo doon alxaaji Ahmad Njëgéen booba ñu ne Serigne Ahmad Njëgéen fukki at la am moom bu ñu ko daan nettali day wax ne sama baay de bi muy wuy ji maam kii baay Serigne Touba man la yan kees ga ba ñu demee man nag xaw ma lu ñu wax ndax damaa jonkan fële di leen xool ñoom ñaari mag ñi ñuy waxtaan loolu mooy cosaanu maam alxaaji Ahmad Baro Njëgéen fii ci Thiès mu sos fi gàmmu gi ba mu fi jógee itam doomam yooyu perpétuer ko jiitu ci alxaaji Mouhamad Saxiir Njëgéen mii nga xam ne dafa yàgg ci xilaafa baayam doomam yépp ànd ak moom jóge fi sëriñ Amad Njëgéen sëriñ Xasan wuutu ko sëriñ Abdou Aziz sëriñ Abdul Wahab ba yàlla dogal sëriñ Mouhamadul Munir mii di xalifa alxaaji Ahmad Baro di xalifa baayam alxaaji Mouhamad Njëgéen jiite bi doyloo ay rakkam nag njabootam ay taalibeem su nguur wootee kilifa ci dëkk bi su wootee mu ne dajaloo leen ngeen dem su ngeen demee nag na ngeen yóbbu yar na ngeen yóbbu teggin na ngeen yóbbu wax yu baax kon lu fi waaye wax loo xam ne lu juunu la sëriñ bi waxul lool sa waxi bopp rekk la kon monsieur le gouverneur tey la ñu gën a am mbégte bi dolli ko ci mbégte mi mooy suñu maire de la ville di Serigne Talla Sylla mii nga xam ne ñépp xam nañ pas-pasam ak taxawaayam ci yoonu kër maam Serigne Touba waaye nag am lente ne ak famille yépp ci dëkk bi ak tariqa boo man di bokk ba ci sëriñ daara yi nii mu ko waxee bi yàlla dogalee muy waaj dox bi muy dox at mu jot di dem Touba yabal na ay ndaw ci sëriñ bi Pape Latir Ndiaye moo jiite délégation ba ñu ñëw waxtaan ak moom mu ne ajjuma ja dina fa jullee keroog ca ajjuma ja fa la jullee ñu ñaanalante imaam As Baro jiite ko ñu ñaanalante ci jumaa ji mu ne incha allahu nag maa ngi la xas wuti Touba kër gi yépp itam ñu ngi la doon topp ndax léegi am xabaar jafeetul ba bés bi ngay egg Touba lañ la waxoon itam ci suñ jumaa ne xam nañ ne du sa wér-gu-yaram xam nañ ne du sa kartan mais sa pas-pas la
moo waral ñun ñëpp bañ lay toppit dañuy séentu nga egg ak jàmm ci wér-gu-yaram ba ñu gisee nga egg ak jàmm it ñun ñëpp ñoo ne alhamdulilahi rabbil alamin yal na nga ko yàgg a def yal na la yàlla gën a dëgëral ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu bu baax nag ci ñëw bii nga ñëw ndax ñun Cees la ñu am xëy na nit mën nañu fee ëpp ndomboy àdduna yi mais bu dee ci wàllu diine famille Ndiéguène kenn bu ñu doon séddale tey Cees ci wàllu diine bu ñu ko defee ñaari saam yi ci yoon ak lu jaadu njabootu Alaaji Ahmad Baro lañ koy jox ñoom lañ koy dénk su parparloo amul caaxaan amul lenn amul lu dul ñu def dëgg rek ñu saam Cees ñetti saam yi njabootu Alaaji Ahmad Baro lañ koy jox ñooy précurseurs yi seen maam moo ko fi tàmbali te yàquñu ko ndax ñun ñii ci loolu la ñu judd te ñun bërki dem dong lañ judd suñuy bàyyi fi nekkoon suñuy mag lii ñuy dox nii xalifa actuel bi Serigne Muniru moo jiite woon gàmmu waaye booba CRD amul CRD yi daan am dañuy regroupé ci saab ba man mii di seen jeune frère CRD yi ñëw naa fii Zakaria Diaw keroog këru diine Thiès yëpp lañ dajale fii ginnaaw sa gi la am changement ci ndigalu ministre de l'intérieur mu ne famille Ndiéguène nañ leen baral seen CRD yéen itam ci seen mbaax seen méthode ak seen xam liggéey ak seen sawar ci jàppale ñu yéen administration mi ngeen di dox lool kon ñun am nañu reconnaissance bu rëy ci yéen ñi leen fi jiitu woon it noonu lañ doon doxale et suñu bunt nag ci administration comme ni ñu koy waxee mooy suñu sous-préfet suñu jógee foofa la ñuy jaar visite la ñuy dem ci moom njaboot gi dem waxtaan ak moom moo ñuy tegtal ne def leen ni wax leen ak kii bind leen lettre kii topp leen ci lii bañ fa jógee ñu ñëw ci monsieur le préfet la ñu waxoon keroog ci CDD bi mooy xam nañ ne bu ñu ñëwee fii mën nañ fee ba ñu yàgg 10 heures lañ tàmbali répétition dong lay doon waaye day dalal xel ndax alquran sax julli sax da ngay baamtu fatihatul kitab kon répétition bi ñuy def di ko waxaate nii day gën a dalal xel ndax soo waxee nit ngeen dem fukki fan ak juróom ngeen bokkaat daje toog mu waxaat la mu waxoon tegguwu ci dara da ngay xam ne kii lam la waxoon loolu moo nekk ci moom alhamdulilahi rabbil alamin suñu xel dal na bu baax li ci des nag yàlla mooy mottali yàlla nañ yàlla mottali yàlla mooy mottali yàlla nañ yàlla mottalil ndax sëriñ bi ci boppam suñu waajur sax bu la daan yabal ci nguur da lay wax ne la boo demee waxal sa bëgg-bëgg la ca des nag yàlla moo koy mottali kon yàlla nañu yàlla mottalil ci barke yonent bi ñu defaat ko fi at yu bëri monsieur le gouverneur na nga seede ne lii xeebuñu ko benn yoon lu rëy ci ñun la ñun dañuy fàttaliku bi ñu gënee nekk ndaw suñu mag yi ak suñu papa yi dañ daan def lettre wala sax dañuy waaxu ñuy dem chemin de fer buñ demaan chemin de fer dañuy abal ay tuyau abal marque yu mag yooyu ci chemin de fer ñu ñëw ñuy daaj ci penc mi boobu suñu penc mi amul mbaar ñi nga xam ne am nañ ay alakaat fële ci travaux publics boobu travaux publics moo am ñu dem foofu la fa am ci ay bagages yu ñuy soxla ñu abal ñu ko ñi nga xam ne ñoo am ay relation ca ONCAD suñu demaan ñu abal ñu ca bâche ONCAD yi suñu mag ñi noonu lañ doon gàmm te dañ ko daan gàmm lu jiitu loolu nag dañ daan samp ay bant di ko gàmm moo tax dañuy wax ñun ne ku ñu abalul dara sax daañu gàmm daañu samp bant def ci bâche duñu taal sax lu dul ay ngànj la ñuy taal toog ci biir di sikar bu suur wala ñuy jàng alquran ndax suñu ndono la ndo gën a ndaw ci usratul Ndiéguène fonk nañ bés bi fonk nañ bi moo waral kuñ ciy jàppale ñun dañuy wax ne kii ñun lay defar ak jàppale bi lu mu tuuti tuuti dañ naan kii ñun lay defaral kon yéen ñun ngeen defaral yal na yàlla defar seen mbir lii yëpp itam boo amee ministre de l'intérieur mii seen kilifa président de la république mii seen kilifa suñ ñëwoon du am lii du am bu leen recevoir famille Ndiéguène ñun dañuy mer dem wuti suñuy bant gàmm waaye nag du am kon ñooñu xam ne ñoo ne na am ci kattanu yàlla ak iraadaam loolu am ñooñu itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla kenn ku ci nekk lay mébétam ak bëgg-bëggam rawatina président de la république yàlla na ko yàlla defal
di rafetlu itam monsieur le maire Talla ndax lii c'est une première ñu am CRD man mii maa yónnee ci yow ne la bu ñu sañoon ñu gis la sa wet ñu gis la suñu wet Ahmed ñi nga xam ne moo la fi teewaloon njabootu kër gi la ni nga wax Ahmed dafa sawar a ñëw ci kër Maam El Hadj wax yu leer yu limpide yu lucide la fi wax loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne Ahmed mii waxam ji waxi Talla Sylla mais soo dellu see ñëw nga jaar fa mu jaaroon kon ñun kat teewaayu Ahmed bii bu amul woon it suñu xol sedd mais yow sa ñëw dafa bari signification Thiès ku koy defar ñun ngay dimbali Thiès ku fiy defar ñun nga dimbali xëy na yàlla duñu dénk ñu ay ndomboy politique ak ndomboy administration mais ñun ñoo gën a bëgg a defar Thiès ñun ñoo bëgg a gën a Thiès am jàmm Thiès am déggoo message bii nga mujj kii opportunité la pour nga wax ko fu nekk lay dem ci àddina bi ki ne am na loo xam ne dina xew ginnaaw gàmmu ñun suñuy discours incha allahu ci gàmmu gi pandémie bi ci lay bokk après gàmmu gi élection yi ci lay bokk ci ñu ñaax nit ñi naapale ne leen lii day weesu yàlla pare na ba pare fal na ka muy fal jàmmoo leen waxante leen lu baax loolu après gàmmu gi dañuy commencé message boobu waaye fi ñu toll nii ku ñëw ci sëriñ bi dina la wax ne la ah feebar bi kat mi ngi ci réew mi na ngeen takk masque yi nga xam ne moom la docteur wax na ngeen raxasu na ngeen sàmmonte ak yi docteur wax te ñu boole ci ñaan yàlla yàlla dàq feebar bi yàlla na ko yàlla dàq yàlla na ko fi yàlla jële su loolu weesoo bu ñu gàmmoo ba pare itam ñu commencé candidat bu fa ñëw sëriñ bi day wax ak moom ñun ñii di njaboot suñu waxee wax leen ca loolu lan lay wax nañ jàmmoo gars yi nañ leen jàmmoo politique yi jarul ñu xarante ay mu bëgg yooyu su ko defee loolu nga mujj a lancé incha allahu dégg nañ ko ñun itam ca leen nekkoon yàlla na ko yàlla def ci dëkk bi kii falu yàlla dogal na ko ba pare kenn mënu ci dara waaw monsieur le gouverneur guddal nañu ndax li ñu ëmboon ci ay mbégte dafa bari fi may jeexale mooy comité d'organisation bi ñii suñuy nawle leen am na ci ñoo xam ne ñoo ma féete mag sax Serigne Cheikh mi moo ma féete mag samay doomu baay lañu samay doom samay jarbaat suñuy taalibe suñuy notable yu dëkk ci quartier ba la suñu sëriñ bi tànnee ci dogalu yàlla ñu jiite ko te mi ngi bëgg a yàgg ndax man ka ma wuutu woon fii mooy sëriñ Duut Saxiir moom laa toppoon ci moom bi yàlla dogalee mu laxas wuy ji boroomam mag ñi dajaloo ne Ousseynou yàgg ngaa topp ci mag ñi doxalal yëf yi loolu moo ma ci jotal du bari xam-xam du am wërsëg du gën a wér du dara samay nawle yoo xam ne kenn ku ci nekk ak li mu àndal yépp ci baax ci mën a jaamu yàlla ci am sa wërsëg sa xam-xamu bopp su fekkee ñoom ñëpp dañoo laxasaayu su ma nee nii la ñu ne nii la su ma nee du nii ñu ne nii monsieur le gouverneur ñii ma àndal itam man maa ngi leen di gërëm bu baax di yeesal sama kóllëre ak yéen di leen xam ne yàlla mi ñu boole man rëccuwuma lool ku daje yéen benn ñaari yoon daje dina xam ne ñii ay professionnel lañ ay kilifa lañu ñu xam liggéey bi lañu loolu moo waral damay wax ne man sama kër gàmm bu daan jot day fees dell ki këyit léegi mën nga fay ñëw ba dem benn classeur bu ndaw nga fay fekk këyit bu ñu yónni kilifa dañuy def benn kii photocopie defal ma ci classeur ba teg ko foofu loolu administration bi ñi yor mooy monsieur Boy mi ak monsieur Moussa Cissé ñoom ñoo ma yombalal loolu cachet bii cachet kër gi sëriñ bi bu gàmmu gi des ñaari weer la ma koy jox ba ñu gàmmu ba pare moom suy cacheti këyitu boppam sax xale bi dee ngeen ne ma sama papa nee na nga abal ko cachet xoolal boobu teggi xoolal kilifa gu mel noonu nga nekk ak moom góor gi kat nee na nga abal ko cachet bi ma ne waaye cachet bi moom moo ko moom ma ne xale bi ak ci jëla man itam duma ko laaj mukk danaa toog rek ba mu yàgg xale bi nekk ak moom ñëw ne ma góor gi de nee na cachet baa ngi nii ma ne ko pare ngeen li ngeen di def mu ne waaw ma daal di def mais confiance bu demee noonu sa kilifa def la ko nan ngay def yow góorgóorlu ba tëdd ci suuf jéem a def lu baax taxaw ànd ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñuy ay kilifa ngeen bokk lépp bokk dara bokk meen kon man itam maa ngi leen di remercier bu baax chef de service yi fi daje ñu ngi yeesal suñu remerciement ci yéen kenn ku nekk gis nañ ne volonté ak xol bu baax nga wax
ak bëgg a jàpp sécurité bi kazalika naka noonu li Serigne Ahmad wax ci yéen ne yéen su ngeen waxee rek ñun suñu xel day dal wax naa leen ko préfecture ne leen gàmmu gi lu bari dina ci xew ba weesu man duma ko xam sax ndax bés ba damay déborder ba lu bëri duma ko xam waaye keroog ñang muy commandant corps urbain bi ak Cissé ni ñu waxantee fële ci préfecture ñu wax suñu yoon woowu jële ci pont bi dem ba ci yéen ba ñu waxee ba pare ma ne mais ñii kat ñoom ndeke dañu sécuriser gàmmu gi ndax am na ku ñu santoon loolu mooy jaxate mooy dox loolu jaxate rek mooy ñëw ne ma sëriñ bi yëf yi baax na ma ne kon nag alhamdulilah baax na mu ne ma baax na mais détails yi ñu joxe keroog ci CDD bi man dafa gën a rassurer sama xol ma ne ñun kat kon moom suñu yëf yi baax na ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan ci yàlla nañ ko fi defaat déwén kenn ku nekk soo jógee fii yàlla na nga yokku yàlla na nga yokk ba mu gën a kawe kenn ku ci nekk soo jógee fii li ngay ragal ci sa adduna bi yëpp yàlla boo ko gis yàlla boo ko dégg service yàlla na ko yàlla yokk nii waa ONAS yi waxe dégg nañ ko ren dañ daan toog fii ñoom ñu ne mënuñu dara amuñu dara bu ñu toogee ba Mbàkke Njaay mii nga xam ne yàgg na ci dëkk bi yàgg na kër maam Alaaji waxe ni mu waxe mais service yëpp yàlla nañ yokke noonu moom mu toog ba assuré na moom mën na indi juróomi camion loolu rek déjà ñun ñu ngi sant yàlla bu baax waaw su yemoon ci lañ daan defit ñun duñ xarab kenn li ma leen wax la bu ñu kenn jàppalewul woon nit famille njëgeen daañu gàmm suñu maam dañ daan wax ne su guddi jotaan moom bi muy gàmmu benn bëy lay rek defar cere fanaanee jàng alquran di baagante ci penc mi ak ci kër gi ak quelques muqaddam yi nga xam ne mën nañ jàng alquran ñi ñëw fekk sa ko ci guddi gi suñu maam noonu la doon gàmmoo de suñu papa yi ñooñu ko nekkal léegi la jamono xew nit ñi di toog ci taabal teg ay fauteuil takk ay lampe waaw mais orthodoxe ba amoon tradition boobu amoon ñun duñ ko fàtte mukk ci àdduna bi fu ñuy waxanteeg nit ci loo xam ne c'est moderne ñu ngi sóor ne lii kat su amul nañu référé wu ci lii fi amoon bu njëkk ko mais nag su amee moo gën yéen ñu koy fexeel yal na yàlla mottali fexe yépp monsieur le préfet monsieur le gouverneur kontaan nañu monsieur le sous-gouverneur adjoint gouverneur kontaan nañu bu baax ci seen taxawaay yal na yàlla dëgëral incha allah bu ñu demee daañu rendre compte sëriñ bi ministre de l'intérieur yi daañu ko jot te daañu ko wax daañu ko rapporter li ñu jële fii waaw te lu baax rek la lu baax rek la ñu ngi ñaan yal na yàlla yëkkati leen yàlla bu dara yàqu monsieur le maire Thiès yal na am jàmm yow nga jiitu ca jàmm ñun itam ñu am jàmm ñu ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel waa presse bi comme suñu doom ji ni mu ko waxee monsieur le gouverneur kii Ahmad Sall njëgeen la tudd doomu Serigne Muniru la kuy dem France lu bari la Mbuur it nekk na fa lu bari di fa organiser Serigne Ibrahima mooy suñu doom bi daan yor communication bi yàlla dogalee mu ne la weer yële moom mii la ñu tànn jox ko communication fi ñu toll nii ñii man suñu génnee ñii duma ci wax ak kenn ñoom ñii ñëpp moom la ñuy waxal moo leen ba may xëy daal ñëw naa ne sëriñ bi ñu ngi dem ca ndaje wa Sall nag day indi gan ñi mooy ñi yor télévision bi ñuy jóge ci biti fu ñu leen di dalal mu ne ma foo xalaat ma ne ko nañu leen dalal ci suñu kii résidence ba yóbbul leen ay xeewal suñu xeewloo ba pare ba dallu yow ñu ñëw nga solu ñu yóbbu la foofu mu ne ma waaw ba ma lay téléphoné maa ngi toog sa wetu papa yow ci laa téléphoné Ahmad wax ko pour logistique bi ak li ñuy war a toppatoo ñu ne njawar na dañ exécuter loolu bala moo ñëw fii voilà kon ñu ngi lay ndokkeel di la présenter suñu doom jooju kontaan nañ salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ziar président de la république ministre de l'intérieur membre du gouvernement bi yëpp ci sama tur également collègue yi ma nekkal liggéey bi yaakaar na ne yegg si nañ ci fin bi ñu jeexee di rafetlu CRD bi ni mu déroulé woo yaakaar naa ne préfet la ñu njëkk a félicité ci document bi ñu indi présenté ñu soxla yëpp mu nekk lu leer ba xam ne duñu demee ci examen bi yomb na mais di leen gërëm tamit yéen ñi xam ne yéen a fi teewal famille bi ci kàddu yi rafet yi ñu fi yëkkati dafa dem sax mujj bi mbir mi dalal suñu xel te bu ñu nee Sénélec ngeen ne macha allah mi ngi ci liggéey bi lépp baax na SONES ñu ne macha allah mi ngi ci liggéey bi lépp baax na ONAS noonu
bu yàgg dañuy yaakaar ne ñu pour ñun gàmm gi sotti na sotti na ba pare ñu naan yàlla rek ba jour bu ñu fa yeggee lépp li xam ne amoon nañ ko ci yaakaar yàlla dafa ko ba dafa ñu si ndam lu rëy rëy en tout cas ñu ngi leen di gërëm bu baax xam nañ ne di ko njaay di waxee sànq seen baax la nit ki moo action bu muy def soo si buggee loo critiqué yomb na waaw di si mën a gis loo critiqué parce que nit mënul dox action ba mu jeex te amul manquement voilà donc su fekkee leen nag da ngeen jàpp li si manqué woon yëpp ngeen teg ko suuf félicité ñu dañuy jàpp ne seen baax la ñu ngi si gërëm bu baax mu nekk rek ñaax pour que ñu gën a góorgóorlu ba xam ne vraiment fa muy fayee ba ngeen am si satisfaction su mu ne woon total tamit mais satisfaction boo xam ne dina leen doy ngeen mun ko mënee lépp ba mun si gërëm yi ngeen di gërëm mën a justifié en tout cas maa ngi rappelé rek chef de service yi ku si nekk que li ñuy jël fi wax fii engagement la bu ñu jël engagement nag à exécuter la laaj su jotee ngeen exécuter ko ne xam ne noonu la waree boo xam ne suñuy kilifa tamit dinañ kontaan si ñun te suñuy kilifa tamit li ñuy xaar mooy que lépp loo xam ne kër gi soxla na ko gàmm gi soxla na ko ñu def ko na mu waree parce que foofu koo xam ne posé nañ la si problème boo xam ne mënoo ko régler yaakaar naa ne wax nga ko donc ñu jàpp ne li xam ne moom jël ngeen comme engagement li ngeen mën a régler la li ngeen mën a def la kon ñu leen di xaar vraiment si ngeen exécuté ko comme li des nag coordination la suivi la effectivement ñu ngi si impliqué wu man ak préfet sous préfet mais également yéen seen bopp tamit ngeen continuer si impliqué parce que souvent ay échange lay doon si diggante comité d' organisation bi ak autorités yi ak services yi boo xam ne lépp loo xam ne problème la ñu rencontré ko ci exécution bi ñu mën a àndandoo faj ko donc mën a àndandoo saafara ko di gërëm maire monsieur le maire vraiment mu ngi ñu rejoindre di xam ne ñu ngi jeexal suñu cérémonie wala ñu ngi jeexal suñu réunion gis nañ kàddu yu rafet yi mu fi wax tamit kàddu yi mu wax rafet yi mu wax jëmale ko ci administration territoriale tamit dégg nañ ko kontaan nañ ci torop ñu ngi si ko ci gërëm engagement yi fi jël tamit dégg nañ ko am nañ si yaakaar ne effectivement dina ko def nu mu ko waxee parce que ñaan yàlla defal ko sutura moom tamit engagement yooyu yëpp mu mën ko remplir di gërëm également monsieur le maire de Thiès Nord s'est fait représenter moom it jël na ay engagement ñu ngi yaakaar tamit que engagement yi yëpp mu mën ko remplir li si des nag moom ñaan li ñuy sàkk ñaan lañu ñaanal yàlla vraiment defal ñu jàmm defal ñu sutura mais defal ñu ndam ci lii ñuy liggéey nit ki moom sabab lu la mën a am mais sotti moom ndam moom yàllaa koy joxe ngeen yàlla defal ñu ndam ci lii ñuy liggéey ñun ñëpp ñi xam ne ñoo si ànd ak yéen di sàkku ñaan tamit si yéen feebar bi xam ne mi ngi fi yàlla def mu dañ complètement yàlla wàcce ko mu jeex complètement si réew mi si dëkk bi si àdduna bi yëpp mën naa wax yàlla wàcce ko mu jeex totalement am nañ si dal mais bu mu tax nit ñi naagu mesures yi nga santaane woon nañ continuer di ko wéyee waaw boo xam ne vraiment bu fiy jógee daf fiy jógee définitivement voilà si ñaan nag la mën a sottee parce que bala la wala moom ñaan ak torox lu moo ko mën a dindi waaw ngeen ñaan def ñaan yàlla vraiment yàlla def ñu dindi ko waaw di li ñu si jublu tamit si élection su koy faral di waxee rek Sénégal miin na élection dimanche lundi ñu xëy suba liggéey ñu ñaan yàlla rek mu demewaat noonu élection dimanche lundi ñu xëy suba liggéey ku nekk delluwaat si la nga nekk noonu en tout cas ñu ngi leen di gërëm bu baax allahumma salli ala Seydina Mouhamadin en français merci beaucoup je voudrais donc remercier donc après les avoir salués remercier donc la délégation qui est venue nous rencontrer aujourd'hui donc pour préparer donc le Gamou de Keur Mame El Hadji remercier également donc le préfet du département qui a introduit donc cette rencontre et qui l'a bien introduit de telle sorte que la réunion s'est déroulée vraiment dans l'ambiance la plus agréable. Je pense également que ça a été fructueux, nos échanges ont été fructueux. Mais je remercie surtout vraiment la famille, après lui avoir dit de transmettre nos salutations au marabout, c'est le khalife de la famille, tous les remercier également, toutes les personnes présentes ici, de transmettre nos ziyaras, ceux de nos autorités, le président de la République pour commencer, le ministre de l'Intérieur, le membre du gouvernement, vraiment les remercier pour les belles paroles qu'ils ont dit à notre endroit. Au point de nous réconforter et de nous rendre confiants pour la suite. Quand on parle de la Sénélec, ça se passe très bien. Quand on parle de la SONES ou de la CNO, ils disent que ça se passe très bien. Quand on parle d'ordonnance, etc., pour tous ces services, ils nous disent que ça se déroule très bien. Cela nous réconforte et nous fait espérer qu'effectivement l'organisation sera parfaite. Maintenant, pour le reste, je dirais au service
de prendre cela comme des encouragements, et de continuer à travailler, pour que le jour J, effectivement, qu'il y ait réelle satisfaction. Si le jour du Gamou, il y a des défaillances, on reviendra tout sur ce qui a été dit. Donc, continuer à travailler pour que le jour du Gamou, il y ait réussite totale. Comme je disais donc tantôt, il y a des services qui doivent précéder les autres. Vraiment. Des services qui doivent arriver en premier lieu. Tout ce qui est infrastructure en général doit venir en premier lieu. Tout ce qui est hygiène et assainissement également doit venir en premier lieu. Sénélec, AGEOUT, CEDO doivent commencer à travailler avant tout le monde. Le service d'hygiène, l'ONAS, l'UCG doivent également commencer à travailler avant les autres. Maintenant, il y a des services comme la sécurité, comme la santé. Eux, ils viendront se déployer peut-être la veille ou l'avant-veille de Gamou et tous suivront quelques jours après. Mais les autres services qui s'occupent des infrastructures, qui s'occupent de l'assainissement, doivent précéder effectivement tout le monde. J'espère vraiment que, comme on l'a dit, ils seront là pour terminer au moins une semaine avant le Magal, avant le Gamou, pour qu'on puisse effectivement attaquer les choses en toute tranquillité. Sinon, le Gamou va commencer. Et vous allez être là à conduire des véhicules, à vouloir nettoyer, ce ne sera pas possible parce que les pèlerins seront déjà là. Donc on le fasse vraiment bien avant l'arrivée des pèlerins pour qu'on puisse travailler dans toute quiétude. Maintenant, le service aux pèlerins, ça commencera effectivement avec l'arrivée des pèlerins. Moi, ce que je voulais dire et dire encore au service, faites l'essentiel vraiment pour que les engagements pris soient effectivement à la hauteur. Donc, je voudrais également remercier M. le maire qui est venu nous retrouver quand on terminait notre réunion. Mais il avait déjà envoyé donc le responsable de son service technique. Nous voulons le remercier pour les engagements qui ont été pris. Et nous voulons également le remercier pour les belles paroles qu'il a prononcées à l'endroit de l'administration territoriale. Nous voulons également remercier la mairie de Thiès-Nord qui a pris également des engagements. Et leur dire également, comme on attend des services, c'est que les gens respectent les engagements qu'ils ont pris. Je suis convaincu que vous allez respecter vos engagements. En tout cas, nous sommes dans une situation où c'est une tension qu'on doit faire vers l'effort pour la réussite. Mais réussir, c'est un don de Dieu. Nous prions effectivement pour que cela réussisse. Nous sommes devant des marabouts, nous leur tendons la main, nous leur demandons de prier pour que nous puissions réussir un bon Gamou. De prier pour que le contexte dans lequel nous vivons, le contexte du Covid, soit rapidement dépassé. Vraiment qu'il y ait un Gamou dans un contexte de Covid. Ça nous rend donc, du point de vue donc, du comportement, à être plus attentifs. Plus attentifs, avoir les comportements chrétiens, respecter les mesures barrières. Mais également, vraiment, prions encore une fois, pour que vraiment ce fléau qui sévit, ce malheur qui sévit, disparaisse définitivement de Thiès, du Sénégal et du monde, j'allais dire. On va avoir des élections, comme je disais tantôt également, comme on l'a évoqué. Prions également pour ce qui s'est toujours passé au Sénégal se réalise à nouveau. On fait les élections le dimanche, le lundi matin, chacun retourne à ses activités. Vraiment. Au travail ou vraiment au commerce, ou au bureau, ou je sais où, chacun retourne dans ses activités. Espérons qu'on aura à nouveau également donc, une situation des gens. Alors, c'est une vidéo du cas de la Chine.